Mbaye waxtaanee ci chronique gu tay bi. aywa yu yegg si nag ci chronique bi Chérif tey ñuy waxtaane lu jëm ci wàllum kal. waaw moo tax ñu dalal fii suñu doyen Abdou Aziz Mbaye ñu waxtaane ko rek parce que day loo xamante ni bokk na ci suñu dund maanaam kal ci wàllu ay sant ci wàllu ethnie yi muy loo xamante ni quand même Sénégal particularité la ñu bëri jàpp nañ sax bokk na ci charme dëkk bi wante aussi li ñu sauvé ci yeneen dëkk yi nga xamante ni nemmeeku nañ fa ay guerre civile ak yu ni mel Sénégal nag doyen loolu moom fu mu jógee kal yi waaw kal yi buñ ko toppee mi ngi jógee ci fi nga xam ni mooy l'empire du Mané la après dañu amoon la charte de Kouroukanfouga bi ñu jógee ci li nga xam ni mooy xeex bi nga xam ni moo amoon ci Kirina diggante Soumangourou Kanté ak kii Keïta alors bi ñu defee charte yi dañ ko def 44 articles 44 articles yoo xam ni bu ci nekk dañuy wax ni ñuy war a dëkki charte yan lañ koy teg ak nekk ni wala lan lay doon jël benn article jagleel ko kenn ku nga xam ni moom la wax Bala Faseke Kouyaté ni ko man may nan ko muy kalante ak buur ak yeneen askan yi ci lan jàpp ni ci la kal yi diggante comme fii ñu nekk ni Jóob ak Njaay Mbay ak Sàmb ak Mbuub et tout ça donc liñ ci doon jublu moo di nit ñi mën a waxante dëgg saa bu amee te kenn du mer ci wàll woowu kon kooku ñu joxoon cër boobu da daan wax buur li xew ci pénc mi di ko waxee ci neneen noo xam ne du waxu ñàkk kersa buur it di ko wax li mu bëgg waa pénc bi nangu ko ci wàllu nekkin ak wàllu taxawaay article yooyu nag ban ko tegee mooy ñeent fukki article ak ñeent dañ ko teg nag mooy li ngeen di wax bon vouloir de vivre en commun mooy li nga xam ne moom la ñu war a sàmmonte pour mën a nekk kenn bañ a jàll sa morom ñu respecté li nga xam ne ñëpp a ko bokk waaye am kàddu yoo xam ni kenn du ko war a yëkkati ci pénc muy jur fitna wala muy jur leneen loolu moo waraloon ñu tëral loolu nga xam ne mooy la charte bi nga xam ni ñëpp a ko bokkoon ñëpp d'accord ci waaye ñëpp di ko appliquer. boo xoolee tey doyen doxalin ci réew mi da ngay xam ne ñi nga xam ne ñoom liñ fi bàyyi woon ci ndono sàmmees na ko ndax boo gisee diggante Jóob ak Njaay diggante Jang ak Faal ba ci sax séeréer ak pël sama gàmm nga sama jaam nga mu mel ni mbir la yoo xam ne aussi ñiñ ko teg ci seen loxo sàmm nañ ko ba tey jii ñun ñi sax ñi ciy jariñu mais sàmm nañ ko ndax bi ma la ci jox exemple rek mooy Saliou Sambou ancien gouverneur bu Fatick nekkoon Dakar ñu yóbbu ko Fatick Saliou Sambou bi ñu waxtaanee ci wàllu gëstu yi ñu doon def ci wàllu woowu daf ni réglé na benn problème boo xam ni diggante problème mu suuf la woon bu amoon ci mbokkam yi séeréer yi moom mu nekkoon fa joolaa nekk fa gouverneur mu dégg histoire bi bëggu ko réglé mais xam na ni dox ci diggante beeg wax ak ay réunion du ko réglé mu bàyyi ba bis bi am ñu war a kii mu ñëw taxaw ci digg bi te ñoom ci xam nga séeréer ak joola ak yeneen kal yi sax ak pël yeeg tukulóor yi et tout ça dañuy am loo xam dañ koy sàmmonte ci seen kal ba duñ ko ñemee def mu nekk ci diggante bi ni leen diggante bi ma nekk nag man joolaa laa nekk seen diggante dama bëgg ngeen xam ni lii ñuy wax tant que toogunu réglé ko du am parce que fii kenn du ma jéggi laal dara wala kenn du ma jéggi dal ci sa kaw morom noonu la ko réglé dégg nga Foundiougne jël ci problème mu Casamance réglé le conflit Casamance déplacement wu contexte bi day indi ci nit ñi beneen gis waay boo xam da nga koy gis sa diggante ak nit looloo waral pël bi nga xam ni yow boo duggee ci benn bureau rek fekk fa ko sant sàmm dana may yow xanaa ndekkiwoo day indi fluidité rapport c'est-à-dire rataxal diggante boo xam ni xamantewu leen mooy jur ngeen mën a waxtaan te du ngeen xamante sax tout à fait loolu mooy tax aussi nga koy séddi cër ci loo ko bëggoon a teg te doo ko teg loolu mooy sax ñuy éviter ñàkk a jonjonte gi moo tax ñu éviter ñàkk a jonjonte gi loolu moo waral tamit dafa law parce que arrêté woon ko nekk ci askan dañ ko indi ba ci biir kër gi parce que li la sa doomu bàjjan sañ a wax wala sa doomu yaay sañ la ko wax ci loo def loo xam ni mën ko wul bokkul ak jàmbur bu ñëw wax la ko te buy ñëw di la ko wax da la koy wax na mu ko bëgg a waxee te doo ko métitlu man na sax nga métitlu ko ci sa biir mais doo ko sañ a génne ndax li la tënk mooy askan wi mooy li nga xam ne mooy kenn du ko gis kenn bindu ko mooy bokk ngeen bokk te kenn sañu ko dindi kenn sañu koo xajamal ok mais gis nañ ni quand même que réew yu bari àddina fa stabilité yu ci mel ni Sénégal mais quand même pourquoi Afrique tamit lu mel ni am fi ba pare
ñuy am ay maanaam ay tension yoo xam ne ci wàllu ethnie la jógee. dafa am ay considération yoo xam ne dafa nekk ci ay pays ci Afrique amul ci yeneen dëkk yi xam nga cousinage à présenter boo jëlee Afrique de l'Ouest l'empire du Mandé fi muy jëlee zone bi mu jël yëpp dañ ko jël en considération mais bu nu amee conflit dañ dul am ay mécanismes c'est-à-dire teguñu kuréel yoo xam ne en dehors des kuréel étatiques c'est-à-dire lii nguur wax teg ko bu nu amoon geneen kuréel goo xam ni dinañ mën a wax ni dëkk yii nii la ñuy dajaloo dinañ mën a jóg di dem di ko doxi les conflits armés par exemple am na ci ay dëkk yoo xam ni buñ demoon tey jii jël ay nit yoo xam ne dañ leen a reconnaître sur le plan social ñu am seen autorité ñu nangu ko dox ban cay dox du bokk ak nguur parce que bu nguur dee ñëw doole lay ñëwee sañ-sañ lay ñëwee ak pexe lay ñëwee te ñële buñ dee ñëw dañuy indi d'abord diggante nit ak nit le sens humain de la société beneen bi ci des ñu teg ko ci waxtaan woo xam ne ku ci ne da ngay nangul sa morom parce que ki nga xam ni sañ nga wax ba pare mën ko yow dof nga parce que yaay sama jaam ndax nangam ak nangam bokkul ak ki nga xam ne bu ko ngóor waxee mën ko soñoo maa wax loolu te ci biir waxtaan mën nga koo nangul nit parce que loolu société bi moo ko teg muy règle yoo xam ni kenn mënu ko dindi c'est important Chérif. waaw ci loolu laa bëggoon ba léegi parce que comme toll nañ foofu nag gis nañ fan yi coow li fi amoon ñu doon wax mbiram xeet et cetera lu nu war a sauvegarder la ça veut dire. waaw dañ ko war a wax parce que penc bi dafa am nu mu tëddee bu njëkk loo xam ni kenn sañu koo wax kenn sañu koo def ak loo mën a jige buur sañoo koo def loo sori boo def sañoo koo wax kon bu fekkee ni penc bi doon dem ba kaddu yëkkati fi jóge fi te penc bi ñu ko war a réguler nekk fi ñaar la ñu am pour man ko réguler bu njëkk bi mooy buur addu ñu taxaw leen ñaareel bi ci des mooy mécanisme yii nga ma wax mooy nit ñi toog waxtaan par exemple ma jox la benn exemple bi fi xew ci kàddu yu ñu yëkkati un député séeréer mënoon naa jóg ni mais sama pël bi xanaa dafa dof ay naga ma ko réer moo tax xamul nangam ak nangam c'est-à-dire ay am nañu ay mécanisme yu nga xam mën nañ cee jaar pour loolu beneen bi ci des nit ki tuub parce que société bi dafa teg loo xam ni am na foo xam buñ fa àggee nit ki bu fekkee ni dafa yëkkati kàddu gu juunuwul ci askan wi am na ay bokkam yoo xam ni mën nañoo jël même cousinage à présenter séeréer bi dem dama indi sama jaan bi tey mu tuubal askan wi mais nit ñi réy nañu réy goo xam ni mënatul fa àgg mais yëkkati kàddu tuub fi la nekk yàlla def ni boo ma tooñee jéggulu tuubal ma jéggal la kon société bi boo débee jublu mais nag réyug nit ak ñàkk a wax ni dëgg ak buur yeex a àddu parce que yeex a àddu buur ci pénc mën naa indi safaat dëgg la de ñu li nga wax rek li koy firndeel mooy proverbe bu moxtaala bi Chérif tey ci suba l'erreur est humaine c'est persévérer qui est condamnable muy proverbe bu wolof di wax di dellu si rek ci li nga wax aussi ñàkk rëy maanaam woyof loolu tubaab bi ak humilité nga humilité waaw ba soo tooñee sax itam nga mën a dem baalu àq aussi mais am na olof lu mu wax nee na nit bu fekkee ne dafa wax ba ay loxoom nekk ci ginnaawam c'est-à-dire mu toor c'est-à-dire ñu téye ko ci benn ay bokk may wax ba loxo yi di kat ci kanamam mu mën koo jëfandikoo kooku ay bokk koy wax ay bokk ko wax mais autorité morale moo koy wax aussi parce que pénc dina am koo xam ne ci boo ngi dégg ñaan chef de village bu njëkk bu wootee ñu naan borom dëkk woote na te kenn du sañ a dem te punirul kenn obligé nga dem c'est parce que am na cër buñ ko jox loolu nag bu fekkee dafa deñ quand la société est déstructurée yooyu yëpp am ba amatul ba chef de village sax waxee ñu ne àndaduñ ci wala bu ñu ko defal ñii ni du sama chef de village jëwee sama chef de village penc mi am na defaraat boobu nag ci jikko yi la nekk ak nit ñi ku ne nangul sa morom parce que ñàkk a nangul sa morom mooy tax lu mu wax nga mën a taxaw ni ànduma ci très bien jërëjëf doyen ñu lay sant bu baax di la gërëm li ngay indi am na solo nga desandi ak ñun laaj bi doyen burdu bi moom waaw ñambaas tàmbali na dem burdu waaw tàmbali na démb ndax xam nga xalif général des Tidianes daf ni bu kenn daje na ko ku nekk gàmmoo fa nga ku nekk gàmmoo sa kër ñu ni nit ñi nag bëgg nañu burdu ndax dafa bokk ci seen dund parce que Sénégal lu mu miin rek daf koy bëgg di am saa su ne ñu ni mën nanoo dajale ñi nga xam ñooy jàngkatu burdu yi ñu observe distanciation sociale ñu jàng burdu ki ko daan firi bunt yi ci sëriñ bi jëloon na daaw procédé boo xam ni at mu jot day indi benn xale bis bu ne mu indi benn xale ci daara ji mu mel ni dañ koy passé examen mu ñëw waxtaan ak nit ñi dem de la même manière ñu defee noonu pour ñu mën a dina am Tiwaawan mën a sufa burdool ci jàkka yi ma ne burdu mën nañ ko dañ koy defee Tiwaawan mën na nekk à huis clos parce que du loo xam ni penc lay doon dañ koy def dañuy dajalee woykat yi ci benn bërëb ñu woy kay ku doon firi ñëw toog firi ko mu jeex mais kenn du fa dajal ni ko xalif bi waxee ndigal li taalibe yëpp dinañ ko jëfee ñu lay sant bu baax di la gërëm doyen nga desandi ak ñun ñu dalal sunu invité